asalaamaaleykum waa Zamzam TV ak waa Univers Info ñu ngi leen nuyu di leen ziar tey nag ñu ngi fi Nord Foire studio The Best Family The Best mais bon ñu ko xàmmee bëri na moom nekkoon na fi artiste comédien musical la doon def ay temps en même temps aussi tamit moom mooy produire xale yi comme ñoom Awa Thiès ak ñoom Pabila et cetera The Best ñu ngi leen nuyu. waaw bon nit maa ngi lay fay. maa ngi lay nuyu di nuyu waa Univers Info di bëggee sénégalais yi internet yeeg ñëpp maa ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp. voilà mais The Best yow sa tur ndax la The Best la wala. non The Best mais sama vrai nom Abdou Khadre Fall la donc tey jii nii ñu gën ma xam ci The Best à travers li may liggéey quoi. voilà soo xoolee ñu ngi ñëw fii ñu ngi doon def séance d'écoute may son bi ñu war a génne ñoom Awa Thiès ak ñoom kii Pape Bilal. voilà lan moo waral son bi nga génne parce que ñoom groupe lañ doon génne noonu lañ génne quoi mais léegi dafa mel affaire bi single ku nekk nga génne si single boobu. non kii la groupe baa ngi fi ba léegi. ñi nga The Best Family benn institut la quoi comme tey par exemple nga ni Sen Petit Gallé tey par exemple concours la boo xamante ni bu ñuy jëlee concours bi ba dem ñeneen dañuy ñëwaat tey bu ñuy jëlee concours bi dem ñeneen dañuy ñëwaat tey The Best Family noonu la mel day yor ay xale mu débuté aussi ñoom Awa Thiès ak ñoom dan ak ñeneen dañuy dem ba am fu ñu toll def seen carrière solo yeneen xale yu ndaw daal di génn ñëw jëlaat seen place mais The Best Family bi day continuer comme genre de style bi noonu la quoi. voilà mais The Best nan la commencé. The Best en tant que moi wala famille. famille bi. waaw The Best Family tey jii nii mën naa wax ni dafa juddu naturellement tey The Best Family dafa juddu naturellement parce que xale yi fi nekk yëpp amul kenn ku ci The Best toog ni la dama laa soxla kaay ñoom ñëpp defe naa ñoo ñëw ci The Best ni ko jàppale ñu parce que The Best mu ngi liggéey ci production gis nañ ni li muy liggéey nice maa yor sama benn petit frère bu tudd Pape Bilal ak Assane doon leen defal ay affaire yu ndaw donc ñoom ñu gis ko donc contacter ni dañoo bëgg ku ñu jàppale ñenn ñi jóge Sen Petit Gallé amatuñu espoir ci musique ñenn ñi yaakaaruñu woon ni mën nañ am na lu nekk ci ñoom lu ñu mën a génne donc ñu wooñu dañoo bëgg ngeen jàppale ñu début bi sax dañ ni woon voilà mooy loolu mais après par la suite comme ay xale lañ nekk jeune ma gis leen ñeewantal leen ñu ci bëri ma jël leen ma leen jëlee nag ma dëkkal leen comprendre nga ñu dëkk ci man booba sax mooy demeewul woon nii dañ doon début booba suba teel amul dara amul mooy demeewul difficilement la doon pour ñu tourner seeni clip wala pour ñu am suñuy dépense suñuy lekk wala dara il a fallu ma am samay clients yu may joobal studio ba pare encaisser pour mën a defaat ci booy yi donc di dund loolu yàlla def ci barke nag teg ci loxo quoi du sama mën-mën mais barke da ci yàlla teg parce que xale yi dañoo ñëw neex a dëkkal tamit di muñ loolu di dund ak ñun ñu koy dund comme des frères et sœurs moo waral famille bi parce que du affaire de producteur sax ak artiste parce que tey defe naa ni jamono yi métti woon na métti boo xamante ni fi ma dëkkoon aw moon pièces yu bëri ba si yenn booy sax ñoom Awa Thiès ñoom Mia dama daan tëdd man sama néeg man ak sama jabar lalal leen ñoom tamit ñu tëdd si même néeg bi kon donc loolu nekkatul affaire de producteur ak artiste dama leen jàppee comme samay rakk yu ma bokkal deret comme ni ma bokkee Pape Bilal laa leen jàppee woon. voilà soo xoolee The Best amoon na ay temps aussi. amoon ngeen ko problème ay éléments yu nekkoon The Best may xaw ma son bi nga jël jox leen ko jox ko Sidi Diop xaw ma nu fa demee noonu quoi. waaw loolu. showbiz moo tolloon foofu am ñu bëri ñu doon dem di wax te xamuñu li ñuy wax lan la te tey yàlla def na yàlla leeral na lépp tey ñi doon wax loolu tey ñu ngi fii ñu ngi ci kër gi comprendre nga. ay éléments The Best la woon. ay éléments The Best lañu woon. ñoom ñoo génnoon def sortie boobu. dañoo ñëwoon di liggéey ak man xam nga lu sotti am borom moo boobu ke waxuñu ko par hasard bi ma leen di jàppale début bi commentaire yi seeni clip xam nga looy gis The Best jërëjëf waay yaa ngi jàppale xale yi yow bu ñu amoon ñaari The Best yu mel ni yow mais succès bu commencé am The Best da leen di utiliser da leen di lii moo waral par saa nit di soxor te du doon ku soxor sax mais dañ koy forcer pour mu soxor parce que day am lu ñu muy mën a jàppale war leen a jàppale du ko def parce que day sóor que ni lii kat liñ naan lu ku ndoomi rey sa maam foo seen lu ñuul daw boo yooyu bi ñu ñëwee samay rakk lañ ba léegi samay rakk lañ dara musul ñaaw dama leen di jàppale di leen jàppale ba The Best Family commencé am succès donc yàlla def Sidi Diop aussi jóge feneen ñëw samay loxo bi mu ñëwee suba teel juddu am na ñoo xamante ni loolu arrangé wu leen ndax xamoon nañ ni lii day am mooy succès bi Sidi am instant bi dès le début xamoon nañ ni lii bu continuer collaboration bi lii lay jur ñu ne xaaral ñoo yàqu ñu ñëw
nit nag ennemi bu la bëggee dugg fu ne lay jaar mën na bañ a ñëw amoo ko kanam bu mu ñëwee direct si yow mais tey say éléments yi nga xam jege na leen gis na ni ñii famille la ak ñoom jegeente ngeen jege boo xam te ne mooy loolu ñu jaar ci booy manipuler leen seen booy génn ni dañuy génn groupe bi génn The Best Family. nga ñëw manipuler. bon ñu leen doon manipuler bëri na xam nga tey par exemple lu bëri dafay xew bu doon auparavant moment yooyu damay tudd tur direct comme ni ma ko doon defee mais non même ma terminer ci point boobu balaa ma avancer parce que bu doon auparavant damay tudd direct parce que émission yi ma def yëpp ñu ko seetaanoon direct laay tudd man awma ku may waxal di la kii di man góor yàlla laa du ma gaaruwaale soo ma defee dara Nims dama lay woon la Nims lii ak lii auparavant ñi ko doon def dama doon tudd seen tur comprendre nga mais tey yàlla dafa def ba àdduna dox ba jàmm am ci diggante bi kon donc du ma yeewaat fitna di tudd ay tur mais lu war a am ci àdduna la te nit ku nekk munoo parfait ay juumte la muy man wala ci ñoom donc xale yi bi ñu leen jëlee manipuler leen comprendre nga am ay erreurs yu am ñoom xale yi ba ñu toogee xam ne erreurs yi ay erreurs yu ngandal la yu monumental yu ñu defoon ñëw nañ jéggulu ci ñu baal leen tey ñu ngi fi boo yaa ngi fi ñu ngi def seeni son et tout mu ngi mel dara musul xew jàppalu ma leen dara te loolu yàq na lu bëri ci sama carrière man parce que moment boobu noonu ñu bëri gëmoon nañu booy te ñu bëri amaana sax ci boobu lañ commencé di wàññi ci man bokk exemple loolu du ma ko nëbb télé laa nekk te xamuñu woon nu mu demee te man li ma jox Sidy Diop maa ko moom maa ko composé maa ko bind maa ko xalaat man ni may liggéeyee c'est très simple Sénégalais yëpp xam nañ ko moo tax coowu ay kii moom son bi dinaa ci amaat yeneen coow parce que ni may liggéeyee la tey yow Nims da ngay nekk waykat nekk jeune talent ma lay jàppale man sama baat neexul mais mën naa bind mën naa way te sama baat neexul mën naa composer sama musique ni la Nims kaay lii dama koo jàpp mu neex mais man mënu ma ko way wayal ma lii ak lii tegal ma ko témoin nga tegal ma témoin wayal ma lii ak lii ma jàpp ko tey kii ñëw sama frère ñëw xam nga ni ma voilà dama bëgg son man ko kaay ma jaale son bii nga déglu ko teggi voix kooku way ko mu neex son bi def succès Nims ma am ak moom problème mu génn maa wayoon son bi maa ko bindoon mais loolu c'est très normal. mais The Best ginnaaw bi ñu la nuyoo Gallo Univers Info ñu ces derniers temps que The Best Family dafa disloqué wu. La preuve on ne voit plus Dan ak yeneen boy yi nga xam ne ñu ngi fi woon. waaw yenn prestation yi sax suñ koy gis Awa Thiès rek la ñuy gis ak sa raq bi. donc ñuy presté est-ce que loolu mën nga ñu si wax lu leer lu ñu mën a jàpp. li ma leen di wax lu leer la parce que ñoom dañu may déglu te samay nawle lañ. dama fi wax lu amul ñoom ñëpp samay raq lañ. Dan comprendre non damay développer lu waral loolu lépp mais dama lay xamal ni la ñoom ñëpp samay rakk lañ Mia sama bi def may message Dan même chose dañuy déggante yaayu Dan daf may message dañuy déggante man ak moom nice maanaam dem bi dara ñaaw fi ay xale lañu yoo doon jàppale comprendre nga ñu am fu ñu toll comprendre nga am leneen lu ñu gis parce que The Best defu leen loo xamante ni lu metti la wala mu wax leen wala mu buntu xatal leen wala mu gënal leen keneen amul ñoom ñoo toll foo xamante ni si jeune fougue de jeunesse day am parfois nga toll foo xamante ni da ngay mën a natt sa bopp ni bon man dama préférer def carrière slow exemple. non mais dañ ciy dégg ay wax yoo xamante ni voilà méngoowul ak li ñuy expliquer nii. parce que waxal wax yooyu noonu. voilà suñu déggee yenn boy yi fi jógee dañuy wax que ni yow da nga leen di exploiter même yëre yi ñuy tourner sax buñ tourner ba pare da ngeen koy récupérer pour delloo ko lan nga ñu mën a tontu ci loolu. ok la may leeral benn man defe naa sama àdduna su ma naree lekk dara loo xamante ne lewuma wala dara lu may lekk si ñàkku nit yàlla bu mu àggale sama aar xale yi ba ma leen xam nga début lu amul seede baaxul début bi nee naa la c'était très difficile dafa difficile woon maanaam man rek The Best ak Jules Teranga la woon tey ñuy dégg di jéem booy yi parfois ñu daan indi seen yére sax di tourner seen bopp pour wax la parfois seen clip yu bëri xoola damay àbb sama yenn copains ay yére jox leen ni leen tourner leen du lu ñuy wax télé de mais il faut que ma wax ko mu leer tourner leen ñu tourner boobu mooy difficile woon na bi mooy ñëwee dañ leen di dugal ñoom ñëpp shopping seen clip yi mujj yi ne tànn leen lu leen neex ay valeur 500,000 ay uno baal ma ci publicité bi dugg jël lu leen neex ñu ngi may seetaan ñu maa ngi wax li may wax du nekkul dëgg nañ génn ni du dëgg jël lu leen neex est-ce que comprendre ma expliquer exploitation xam fu muy am ci koo xam te ne am na publicité The Best Family musul am publicité The Best Family musuñu ko woo prestation ni ko am ñu fay la temps musul am musuñu am prestation comme ni ñoom Jeyla ne leen woo fii woo leen fii The Best Family musu ko am xaalis musul génn foofu
xam fa la xaaj di génn YouTube te YouTube xam nga nu muy demee yéen a ma gën a xam YouTube 1 million de vues du dajaloo si 1 mois yi 9 millions de vues yi ngay gis ay dans 1 an la maanaam bu dee par mois nga def sa seuil par exemple chaque 1 mois boo fa demee par exemple bu dee 1 million de vues la am 1 mois yi li muy fay depuis corona bi clip bu 3 minutes si langue olof ay 200 000 la 250 000 parce que du am insert pub parce que 7 minutes plus mooy am insert de pub 3 minutes vidéo 3 minutes 1 million de vues clip ay 200 000 nga ciy am parfois moins de 200 000 léegi man Vincent Soun production ñoo yor sama YouTube may ñoom laay collaborer ñoo gérer sama gérance YouTube tey ñoom ñu jël seen i 30% ñaata moo lay dese du mat sax 150 000 nga dëkkal boo yoo xam te ne yaa ngi fay fi nga dëkk 250 000 di leen jox ndékki añ reer chaque jour di fay courant di fay ndox est-ce que xam nañ fa nga koy jëlee te su ma neexee sax ma jël loolu def ko sama poche dama leen produire single ak clip du parent wu kenn du magu kenn moo mus a ñëw ni ma bés am 5000 francs yi dolli ko ci production booy maa leen ko jàppale seen mag sax seen papa du ma leen gis fii si studio bi xaw ma leen te maa ngi leen téye boo xamante ni clip bu baax pour nga am ko di nga fay 500000 bokkul ak li ngay solo ak leneen ak leneen son bu baax di nga fay 300 muy 800000 exemple 800000 defal naa leen 18 clip nañu multiplier 800000 fois 18 ñaata million la nañ ma fay loolu si xaalis. mais yéen nga wax ni est-ce que loolu yaa ngi si waxtaan nag booy yi aussi est-ce que ñu ngi koy xam. booy yi xam nañ lépp. parce que sama ziar ñoo topp naan kii 10 millions de vues moom ngeen am. xam nga 10 millions de vues bu man 10 millions de vues bu dajale woon mu feeñ ci man tey ñoom bu ñu gisoon bés mu jékki-jékki par exemple di am xaalis comprendre nga di jëndal jabaram or comprendre nga di def ay affaire boobaa mën nañu bés daf ñu exploiter suñu xaalis lay dund mais parfois damay toog ñoom am problème añ ñoom ñu ngi nii. voilà mais est-ce que tamit seen moom. mais ñuy gis loolu noonu di gis bés di toog di am problème añ mais bés nu mu lay exploiter c'est que xam nga wax jooju noonu man dégguma kenn si ñoom ñu wax ko xëy na ñoom bu ñu koy wax dañ koy wax waxu suuf mais bu doon lu dëgg la si ñoom dañuy génn wax ko est-ce que comprendre nga parce que ñoom bu ñu toogee lañ may wax ak li ñuy wax nit ñi si suuf bokkul man kenn du toog ñoom kenn mu see toog ñoom ne ma bés rek ñu exploiter wala ñoom bu ñu toogee au contraire amuñu sa fay lañ may wax fu ñu toll yow la nu ñu mel yow la. kon donc bu loolu amee daf may jaaxal quoi. ci loolu la ñu waxtaan ci encore parce que fu ñu toll yow la. parce que ku wax The Best. booy yi sa xel ci booy yi la ñuy dem te loolu c'est grâce à toi d'accord mais bëggoon nañ xam nan ngay gérer booy The Best yi ak Subatel. parce que dégg naa tamit Subatel moom lu Sidi Diop dugg yaa ko ci dugal coow lu Sidi Diop am The Best la. donc loolu nan ngay mën a mélanger ñaari job yooyu. non The Best du indiwul coow kenn man du ma nitu coow du ma nitu fitna man musique laa xam. du ma soudeur du ma mécanicien du ma menuisier lii laa xam lii kase laa xam si laa màgg moom laa def sama at yëpp à part sama jàng sama diplôme yi ma am lii laa xam kon man su may def dara man lii rek laa ko mën a defee mais du coow du dara li ñuy def nii sax amaana li ñuy gis ci télé ñuy génn saa yu ñu génnee rek am na raison bu tax parce que man du ma génn pour génn parce que trop de comme ça tu la comme man du ma génn pour génn mënu ma toog journée boo xam te ne 2 sites internet duñ ma woo pour jël ma interview doo ma gis ci benn site man su ma génnee rek problème am na wala coow am na wala leen am na bii rek laa génn te mu nekk jàmm ak salaam muy à travers yéen ñi nga xamante ni comprendre nga léegi The Best Family ñoom laa débarré ndoo débuté ndoo lépp ba Subatel ñëw juddu biñ juddoo ñoom laa njëkk a jiital ci biir Subatel clip bu Subatel njëkk a produire ak single booy yi la mooy clip son wu kër gi moom la njëkk a produire mu am logo Subatel ci début bi exactement ñu nekk Subatel te ba Subatel juddoo ba léegi seen production ci la gën a yokk maa ngi di produire clip bi ci la gën a bëri moyens ci la gën a bëri facilité tu comprends tey Sidi Diop Bass Thioung Ibro Nadio Sidi Ka ñeneen ñi nekk ci biir Subatel man je suis le directeur artistique tey liggéey bi ma warloo ak ñoom maa ngi koy def comme ni ma koy defee client bi jóge fee ñëw ni ma fay ma sama xaalis parce que loolu lépp si emploi du temps la loolu lépp si ni ngay agencer sa forme de liggéey la The Best Family moment yi la ak moment yi période yi la ak période yi li yëg lii la ñu war a def Sidi Diop li yëg li la war a def période bi mois bi Bass Thioung même chose noonu laa koy agencer ba du ma am brouillon quoi. d'accord si d'accord léegi ñu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy surcoût ci at bi
Et la preuve bu ñu gisee benn Wally Seck par exemple je peux citer son nom parce qu'il est au devant de la scène. bu génnee benn titre. Sidi Diop le lendemain wala le même jour même heure day génne titre boo xamante ne day xaw a nduróog loolu wala mu doon contraire am. Comment ça se passe. man voilà balaa maa ñëw si damay conclure si The Best Family rek soo ko dugg si Sidi. D'accord. The Best Family pour sénégalais yëpp ñu déglu ma attentivement ma tëjee foofu samay rakk lañ yoo xamante ne dama leen a gis doon jaamu si ñoom yàlla ñoom amaana seeni parents ak gëmuñu woon ni lii mu nekk mu ngi woon si ñoom ma jaamu yàlla ci affaire boobu jël leen uuf leen dëkkal leen di leen jàngal te The Best Family son yu mus a génne yëpp ba ñëpp di ci bég amul benn booy ci booy ñu ngi may dégg télé ñoom ñu ngi may seetaan bu mus a taxaw ne ma The Best yokkal si son bi amul maanaam ñoom li ma leen di defal yow boo toogoon fii ma defal la ko noonu lay mel parce que son la boo xam ne maa koy bind way ko def ko lépp damay ñëw ni la jaaral ma si caméra Canon nii nga ne caméra Canon nii jaaral ma si lampe fauteuil dàll nga ne lampe fauteuil dàll ma mixé maay bind maay joxe idée air bi ngay woye yëpp maa la koy jox dem tëdd nelaw xaabaabal xamoo fu son génnee maay mixé ba fajar son bi génn ma dem tracassé am ay moyens xamuñu fan laa jëlee moyens pour tourner clip boobu sax amagu moon ay caméra amagu moon équipe technique dem lijjanti xaalis lijjanti weccit man ak Jules comprendre nga lijjanti ay affaire ñëw ni leen dajale takkalaatu benn clip kaa leen clip bi amul joxe idée amul dara ñoom tamit parce que da nga leen wax jox leen idée xamuñu lu ñuy joxe ay xale lañ taxawal fii defal position bi tournel fii play bagal fii jël ko insert fii demal ñibbi mu dem ñibbi tëdd xamul li xew nga monter clip ba fajar sonn fay ñiy monter fay lépp génne clip bi dugal ko YouTube defar ay affiche cover woo influenceurs yi boo jàpp leen si waay si son bi woo benn Nims booy Sénégal wala Univers Info jàpp leen ci waay woo benn Dakar ba woo keneen ak keneen xamuñu clip bi fu mu jaar sax ba am 1 million de vues ñoom ñu ngi tëdd rek di nelaw naan nii parfois damay xuloog ñoom ñu ngi may dégg doo leen partager seen produit la yéen a ko moom man siiwu ma yéen a siiw mais mënu ma leen defal lépp te ni ma lay wax nii la demee tey loolu début bi ñu koy dundandoo naan yàlla baax na dina baax ma koy dund di galère di sonal sama bopp naan dina baax li ma musique war a fay si booy la war a ñëw dina baax incha allah di ci def sa xaalis ba succès am tey ay marques yi nga ne contacté la ne la dama bëgg publicité partenariat yaa ak sa booy ma defal leen benn album boo xamante ni album bi dama leen jël fii nii yóbbu leen ba Thiès trouver les moyens def ak ñoom une semaine Thiès sama mag bu yor studio foofu noonu yaa may dégg sama mag studio bi mu yor foofu noonu album baa ngi nii sama mag studio bi mu yor foofu noonu dama koy génne moom studio bi ak ay client am nekk faak booy pendant des jours di liggéey album bi te xam album bi li mu mën a jur après xam li mu war a mën a indi tey ma def li may def ba tollu foofu noonu ñeneen ñëw si nopp ay xale lañ comprendre naa leen The Best leen di exploité te The Best gisul dërëmu The Best Family The Best amul prestation amul dara luñ ko mus a fay si The Best Family te man li gën a grave mooy booy joxuñu ma tur maa njëkk am tur la preuve ànd ko ñoom ñëw sama Instagram sama ëpp follower seeni Instagram maa ngi ëpp influent damay ànd ak ñoom génn si mbedd bi ñu woo ma man photo ak man bàyyi leen ñoom ñu dem maa ngi gën a influent tey ma génn wax ci site internet ak ñoom ñu génn sama boss a gën a influent te li si rawatina ba ñuy ñëw ñoom dañ fi fekk ay artistes yu mag ma leen di enregistré artistes yi toog si buntu bi ñoom ñuy ñëw di photo ak artistes yi tu comprends may jàpp ñii gisuma ñii xaw ma fu ñu dëkk ñii xaw ma seen papa xaw ma seen yaay ma leen di jàppale te yàlla tax di leen dëkkal tey di dund loolu noonu man ak sama jabar defal du armoire du lal du dara moment yooyu ma koy soog a tax di dund ak booy di xañ sama bopp di xañ sama kër di xañ lu bëri di jox booy xam nga di dund naan un jour dina ñëw dina baax ngay dégg lu ne xam nga ba affaire yi am fu mu toll succès am ñeneen ñu jóge si ginnaaw di wax xam nga ay dama leen di exploité loolu exploité xanaa da ngay am sponsor xanaa da ngay am prestation xaalis génn nan la fa exploitation mën a amee yenn booy génn xam nga mais man bi ñu génnee ñoom ñëw dama leen a woo man leen ku fi am son boo xam te ne man maa la ko defaral tam nga moom ko ñëwal ma mixel la ko ba mu nice ma jox la ko nga dem parce que bugguma ëllëg kii laay bañ dama yor jabar dama yor famille xam nga dama yor doom day màgg donc am na yoo xam te ne bugguma ëllëg moom mooy topp te man sama àdduna bi yëpp dama si jàppale ay nit
dama jàppale ay nit mais en revanche du ma si am lu ma neex du ma ci am lu baax chaque jour ay clash la xam nga chaque jour ay problème la man ñii amul lu ma leen di jàppale wala leen lu ma leen di wax parce que samay rakk lañ bëtu rakk laa mu sa xoolee musuma leen xoolee beneen bët lu bëtu rakk donc gars yi que ñu arrêté xam nga yi ñuy def nii nañu arrêté quoi parce que tey jii nii man am na yoo xam ne du ma ko nangu parce que man ñoom mënuñu nekk ñoom ñëpp samay rakk tey ma am nu may dund ak ñoom sama kër fu ma dëkk soo dëkkee quelques mois xam nga après nga tuxu parce que dañ fay dajaloo coow yi day bëri borom kër gi da lay woo chaque moment di la tegalay affaire xam nga bëgg jàmm da ngay tuxu beneen kër te loolu su ma neexoon ma dëkk ak sama jabar ak sama doom kenn kuy ñëw da ngay ase boo pare nga ñibbi seen kër mais bugguma lool bugguma sax ñu sori ma ñoom ñëpp laa dëkkal di dund ak ñoom mais tey la succès mën a am yu bëri am moo tax ñi xamul ñoo xamul mais man ñoom xam nañ man xam naa parce que ñoom kenn du si génn télé di am lenn looy teg sama kaw der bi parce que war naa leen ngor ba mu jeex tàq te ba nii ñi ma defoon lu ñaaw sax ñëwaat tey ji laa leen gën a mën a jàppee comme samay rak waxutuma laa ñeneen ak ñeneen amul kenn ku ma si jàppal dara lu metti man li ma war maa ngi koy def parce que yàlla mu ngi may suturaal te yàlla mu ngi may yor artistes yu leen gën a mag yu leen ëpp succès 10 000 fois artistes yu mag yi leen ëpp succès 10 000 fois fii la ñuy toog ñoom ma dugal leen ñuy liggéey artistes yi toog di xaar tu comprends tey bu ñu demee bay am spectacle ay Sidi Diop di ñëw ay Bastung di ñëw si spectacle bi c'est parce que du ñoom mais man la tu comprends mais nag yàlla day boole ay nit mais dafa am ànd boo gis dafa am fu muy yem man comprendre naa loolu moo tax dara mettiwu ma ci ñi fi des comme Awa Thiès tey par exemple da lay message ne la mun naa la tegal vocal yi ba problème yi di am ba tar ba fi mu toll nii position bi mu taxawee mooy xaw ma ko dul yow yaa ma dugal si yaa ma def lépp tey boo bàyyee damay bàyyi sax maa ngi sa ginnaaw boo ma xaar loowee 10 ans damay xaar waxu gor yooyu ngay xool parfois moo tax doo leen bëgg a bàyyi loolu tax ma téye The Best Family bi ba léegi. voilà soo xoolee léegi liggéey boobu si la gën a mën naa jàpp ne xam nga yàlla mbir suñu borom dafa garaaw tey amaana 9 personnes yi xëy na bu ñuy génnee 9 bi mooy ëpp succès loolu yàlla mën na ko def mais yàlla mën na def tamit liy génn ëpp 9 yi succès te man maa gëm ni sax lii mooy ëpp 9 yi succès parce que 9 personnes damay naan teg 9 xale ñëpp amul kenn ku indi texte amul kenn ku indi ay way ñenn ñi sax seen way demeewul noonu yaa koy jubbanti ku ne nga fexe ba mu participer si son bi te kenn du si gën a fës sa morom kenn duñ ni kii mooy star bi wala kii lañ ci gën a favoriser imagine nga li ma la wax ñëpp di way amul favoritisme ñëpp ay tolloo lu ñuy way si son bi agencé leen agencement boo xam ba pare ay thèmes yoo xam te ne agencé leen agencement yoo xamante ni nit ñi dañ koy seetaan di kontaan muy neex te duñu sentir ni nit ñi dañoo bëri est-ce que comprendre nga tey jii nii loolu noonu dafa metti woon ci man torop mais dama doon ko def yàlla di si def jàmm tey bu ma demee ba am 4 personnes ñu des si tey benn son dama koy defar si moins de 30 minutes la preuve en est que si diggante diir bu gàtt li ñu def si ay son ñoom instant The Best Family ak seeni son personnel kenn par kenn mënu ma la ko wax ñoom instant tudd nañ ay clip yoo xam te ne tudd nañ ko 4 mois 3 mois ci ginnaaw mi ngi fii clip bi seetaan nga benn bi mi ngi fii ma denc c'est parce que am na fu ma leen war a teg feneen foo xam te ne mooy ëpp niveau ko fañ nekkoon voilà. am na solo The Best c'est un cri de cœur li muy wax nii parce que nit bu nekk li muy dund moom moo ko xam ma am benn seede rek bu may def moom ci moom peut-être moom fàtte na ko mais man fàttewuma ko et loolu ça date de 4 ans. ay jamono je travaille avec un artiste bu siw fii da daan ñëw say studio nga gel ko defaral ko beat ba pare mu lay laaj ñaata laa lay fay nga ne ko non loo ma jox baax na des fois day prise ba pare génn dem te doo ko fayeeku loolu man maa ko dund ak yow c'est normal bu genre occasion yi amee ma seede ko